salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñi ngi tey ji dellu siwaat man Thierno Amadou le grand marabout comme niñ ma koy woowe saa su ne tey ji dellu siwaat nañu di ñëw di waxtaan ak yéen tey ci wolof laay gëj naa def nag vidéo wolof mais tey ji maa ngi dellu si man daa di ñëw ci wolof bi tuuti. Bon, justement tey jii li ma préoccupé mooy waxtaan ci actualité bi nga xamante ni lëmbe na du ma wax réew mi mais lëmbe na àdduna bi parce que gone yi wax sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi exprimé wu ils sont partout ils sont propagés en Europe en Afrique et beaucoup d'autres en Amérique. Bon, justement tey jii ñi ngi leen di xamal ni leen sujet boobu sujet la bu nga xamante ni dafa sensible sujet la bu nga xamante ni war nañ ci wax mais suñ ciy wax nañ ci bàyyi xel parce que sujet bi dafa bëri ay puissance yu ko wër te sujet bi lan la mooy l'homosexualité mooy affaire góor jigéen yi ñuy wax coow li temps yi te mën naa wax ni du loolu rek mooy le mal. Il y a beaucoup de mots qui existent dans ce monde. ñun nag li ñu préoccupé mooy que Sénégal lañ ko bëgg peut-être légaliser wala criminaliser je ne sais pas mais dama bëgg rek wax ni man sama gis-gis man daawuma dugg ci affaire actualité wala politique wala yu demee nii mais nag dafa nekk problème de vertu ak i benn réalité bu nga xamante ni doomu aadama yi ñi ngi ngëñ ngëñ ñi ñëpp ngi coow mais dafa am rek benn point bu ndaw bu may signaler. xam ngeen ni ñun si sunu ay vision ñi ngi leen di wax ni leen axru zaman dafa nekk lu nga xamante ni kenn mënu ko téye. axru zaman ku bëgg ni daf koy téye wala da koy défendre dafay wax lu ko neex. cela ne veut pas dire que nag li alxuraan waxoon dañ koy bàyyi ginnaaw mooy que boo gisee lu metti nga wax ci wala nga jéem ci wala nga metti lu ko sa xol d'accord mais nag cela ne veut pas dire que dafa laaj ay reyante wala waxante yu ñaaw parce que non sénégalais ñun li ñu xamee woon mooy civilisation si wax développer ay wax dialogue négociation et trouver des solutions ñun yooyu nañu xamee mais quant à li ma gis temps jamono ji dafa daw yaram te dafa raglu mooy mag ñi ñuy xaw yi seen sutura métti na lool képp ku bokkoon ci deret yooyu dafay saf si yow. ma bëggoon nag ñaan rek nit ñi dal te xam ne lépp ñu ngi ko mën a am ci organisation ak dal mais en même temps nit ñi bàyyi xel ni axru zaman kenn mënu ko téye. léegi nag ça ne veut pas dire que dañuy baisser les bras wala bañ a réagir par rapport aux mots c'est-à-dire les problèmes de société qui gangrènent dañu war a toog rek croiser les bras ni axru zaman non je ne dis pas ça. je dis que on doit faire attention parce que am na benn loi bu fi amoon bu fi am léegi am na fi sax mooy loi bu nga xamante ni mooy la criminalisation du viol. vous savez que yéen biñ ko criminaliser dañ ko war criminaliser mais parce que viol dafa grave mais biñ ko criminaliser ba léegi j'ai vu énormément d'innocents qui dorment dans les barreaux derrière les barreaux ay innocents yu bëri ay haine da ngay gis nit boo xam ne da nga ko haine wala da nga ko bañ wala ay problèmes yu ndaw des fois ñu créer ay yooyu dafay graaw te
fii lay gën a graawee mais nag lu mu war a am dana am nit ñi nañ ci waxtaan ba trouver ko mais seulement li may wax mooy que ngóor jigéen bis buñ ko demee ba criminaliser ko nañu bàyyiwaat xel ci juge yi nañu bàyyiwaat xel ci accusation yi parce que dafa bëri ay façon nañu bàyyi xel ci mbindin yi nañu bàyyi xel si yu bëri te juge yi nañu bàyyi xel si condamné par erreur nañu bàyyi juger si par erreur nit yi nañu bàyyi di accuser si lu ñu dul teg seen bët bu boobaa na nit ñi bàyyi xel bu baax si accusation yi parce que man toujours li may soxal dans la société man tooñ laay bañ ak toroxal jaam yàlla li mu wax kenn mënu ci dellu gis naa sax un ñaseen qui parle naan bon yàlla waxul benn yoon ci alxuraan ni criminaliser na kii ma lañ koy waxee góor jigéen yooyu yëpp ay waxu yàqu la yàlla yàgg na alak ay xeet yu doon def yooyu te ñun l'histoire suivre nañ ko xam nañ ko surtout l'histoire de l'islam léegi nag man baatin laay gën di waxee mais baatin bi may waxee mooy que nañu bàyyi xel ci axaru zaman kenn mënu ko téye dafay am day ñëw te bu ñëwee mooy yàqu-yàqu yi moom day gën a bëri te yeneen day gën a feeñ te yeneen ak yeneen day gën a am doole te kenn mënu si dara parce que géej la bu géej bu futu da loxo mënu ko téye wax mënu ko téye technique mënu ko téye non c'est la force naturelle lu war a am la léegi nag lii problème mooy kañ bi defaraat justice yi nit yi xoolaat seen nekkin ay problème de querelle ay problème de jalousie bu mu créer mukk ay accusation arbitraire mooy lu la neex rek ku la neex accuser ku la neex wax nit ki dafa violé sama doom wala kii dafa def góor jigéen kii góor jigéen la rek nangam nang kii yooyu yëpp nañu man côté boobu laay xalaatee côté boobu rek laay xalaatee parce que accusation yu bu bëree ba bëri dafay bëri ay innocent yoo xamante ni peut-être seen mbindit la wala sax demewul niñ ko waxee ñu criminalise yàq seen àdduna tëj leen 10 ans parce que crime 10 ans la jëm lu kenn xamul yooyu nag bon moo tax man loolu mooy sama problème léegi ak aussi façon bi que nit ñi di défendre façon bi que nit ñi di défendre di dévoiler ay secret te yàlla nee na nañu suturaalante suñu biir nañu suturaal jaam yi nañu suturaal mag ñi nañu ormaal mag ñi c'est vrai que mag ñi war nañu yërëm ndaw yi ñu xool par exemple ñoom ni ñuy doxalee mag ñi nañu xool ni ñuy doxalee comme ça xale yi gis seen bopp ci doxalinu réew mi xale yi sentir seen bopp ba nga xamante ni dañuy nawloo mag ñi mooy que lépp lu nga xamante ni mooy ndaw yi teel a sëy teel a am njaboot teel a am moyen teel a am kër ñu ñaax ci njaboot gi te dimbali ci askan bi mais bu fekkee ni dañu occuper lépp mobiliser lépp autour de naturellement ça crée cette haine là te haine boobu dafay anticiper sur axiru zaman ba pare day metti te ñun Sénégal bon ñun xamewuñ ñu woon lii daal xamewuñ ñu woon lii xalif général moo def lii diw moo def laa kilifa bii moo def lee
yàlla bés bu dindi woon kiiraay mbalaanu sutura bi nekk ci àdduna bi kenn du wax. doomu aadama bu nekk am na lu nga xamante ni jaar na ci wala bëggul kenn teg ci bëtam wala kenn mu dugg ci nopp kenn. yooyu yëpp même ñi wax yooyu nañ ci bàyyi xel. man nag sama rôle moo doon ñëw rek participer en tant que citoyen, en tant que jullit, en tant que mbokku l'islam ba nga xamante ni damay wax ci sama wàllu xam-xam parce que man sama xam-xam mystique la, sama xam-xam jàng nañu sunu diine mais dañu am xam-xam ba nga xamante ni c'est surnaturel, yàlla moon ko may muy mystique ñu ciy dimbali jaam yi. Bon maintenant comme intellectuel lañu, à chaque fois on suit l'actualité. Bon ñu gis ni mbir mi ngi dégénérer comme ñu nit ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu ni xaaral ñu sànni si sunu kàddu. mais bon araftu yi doon wax ci sunu tey thème bi mooy que lii rek mooy ñetti point yooyu ñu xoolaat sunu nekkin ba duñu accuser koo xamante ni bokku ci. nanu bàyyi xel aussi ci yan façon juge nañuy tànn pour loolu ak en même temps nañu bàyyi xel ni axiru zaman mi ngi jege si te góor jigéen ak yeneen danañu gën a am doole te kenn mënu ci dara. du question nag dañ koy favoriser wala dañuy wax ni loolu baax na wala loolu nañ ko bàyyi mu jàll. non. Sénégal moom boo fi waxee rek ñu ni diw moo wax lii diw mooy jàppale ñii wala na déedéet. ñun dañuy wax rek suñu gis-gis ak point yi nga xamante ni ñun suñu intuition dañuy am sixième sens di wax di gis yoo xamante ni ça peut blesser, ça peut créer des péchés, di gaañ di toroxal ay jaam di yàqal ay jaam. mais en même temps ñu xoolaat suñu façon jëfalin. mbir mi mën nañ ko xeex mais bu ñu toroxal bu ñu weer kenn. surtout ñi nga xamante ni même bu dul lool sax ñu xoole leen seen maam yi nga xam ñoo créé woon tarixa yi ñoom ñoo ñu indil xam-xam, ñoom ñoo jàppale lañ ñu ci xam-xam yi, dimbali nañu ci vertu yi ba nga xamante ni ñëpp ñu ngi leen di roy. ñuy roy ay Hajj Malik di roy Sëñ Tuuba, maam Limaamu bu Kunta Njaasaan ak ñeneen ñu baax ñi ñu ngi leen di roy sax même ñoom Cheikh Anta Diop di jéem góorgóorlu ci côté yooyu xam-xam di gëstu ay ñoom Lamine Gueye ak ñoom Wal Joojo ci jom ainsi de suite. ñooñu ñëpp ñu ngi leen di roy di ci góorgóorlu di jëm si loolu parce que ñun yooyu nañu xam. mais léegi bu fekkee dem na ba nga xam ŋàññante xottante arma bon dafay metti parce que ñun du loolu moo doon sunu jëmukaay. loolu moo doon sunu recherche moo doon gëm suñu bopp, gëm sunu diine parce que dëkku diine lañu xamoon, dëkku ndigal, dëkku def lu baax, mberndeel, teral gan, jox mag cëram ainsi de suite. léegi nag li ñuy ñaax mag ñi moom liñ leen di wax xëy na mooy nañu yërëm ndaw yi, seen activité yëpp nañ ci bàyyi xel ndaw yi parce que ñoom mag nañ ba pare. yenn richesse yi yenn xëccu yi teraanga yu bëri yi amul. nañ def na sëñ Saaliw lu mu daan am rek tabax dimbali jaam yi, defar ay école, jàppale jaamu yàlla. bon nañu góorgóorlu te xam ni lépp yàlla la, lépp si yàlla la jógee te day delluwaat ci yàlla. bon nag nañu xoolaat taxawaay bi, xoolaat toogaay yi, bëggante suñu biir te xam ni incha allah rabbi lépp dina baax. donc comme ni ma koy waxee rek à chaque fois, vive le Sénégal, vive la paix dans le monde. yàlla defal ñu sutura te dimbali ñu ñi ngi ñaanal ñi nga xamante ni ñu ngi ci prison yi yàlla delloo si leen, ñu feebar yàlla wéral leen te surtout yàlla indi xewul bu bëri poos yi fees xaalis comme ni ko oustaz Alioune Sall di waxee, xaalis su bëri si poos yi comme ça xel yi mën a dal, jàmm ñooy comme ça yeeg problème yi sew yi yàlla dindi ko fi
Sénégal am jàmm ñun ñëpp ñu bokk am jàmm donc loolu laa indi woon tey parce que wax ji bëri na te defoon naa ko en français ma xam ni mën naa ci sànni sama kàddu en wolof sama mbokk sénégalais yi dégg ko jëfee ci li ci baax li ci bon ñu xam ne rek sunu matadi la yal nañu yàlla defal jàmm donc merci ba suba incha allah rabbi